yëglekaay yi li ñu xëyee tey jilee ñu ànd ci ak Cheikh Diop. Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar. delloo ziar naata. yaa ngi ci jàmm. sant yàlla bu baax taw bi daa mel ni xaw na laa sonal de. gisoo ay carax laa sol ma li ma si jaaxal Wakaam day gën a taw almadi. 2 jours bi ngi nii samedi noonu la demee woon xaw ma dimanche. déedéet kay masa coono Cheikh. mbaa yaa ngi si jàmm. maa ngi sant maa la raw sama naataango yi ki ne Chérif Dia. Marcel ak Malick. nuyu mbokk téléspectateurs yu télévision Futurs Médias. yëglekaay yi dañ koy tàmbali ak l'Observateur. bokk na ci ki mu xëyee nag di Youssou Ndour aw waxtaan boo xamante ni l'Observateur daal dina koy séq ak njiit bu Super Étoile daal dinay wax lu bëri itam ci li nga xam ne nag moom moo di absence am ci campagne électorale wi jàppal tànk wi nga xam ne itam amal na ko ci kanamu président Macky Sall lu soxal itam présence am maanaam taxawaayam fa nga xam ne moom moo di ca Rabat diwaan bu Maroc ñu ngi naaw itam xew-xew bu mag bi nga xam ne moom moo fa amoon mu ñeel CAF ak itam li nga xam ne moom moo di musique ba ci sax li nga xam ne moom moo di ses prix lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page 6 jàpp 7 bu l'Observateur mu mel ni itam seq nañ ab waxtaan wu yaa ak ki nga xam ne nag moom moo di Youssou Ndour leneen lu bees naata ci mbirum ki nga xam ne nag moom moo di Pape Mamadou Seck ginnaaw itam corom bi nga xam ne teg nañu ko yoxoom jàppal keneen koo xamante ni itam ma ngi ko doon jéem a rawale itam teg nañu ko loxo mu doon lu yees loo xamante ni am na ci mbirum ki nga xam ne itam moom moo rëccee woon ca pavillon spécial bu hôpital Aristide bu Dantec lépp itam l'Observateur daal dina koy xëy jukki ci li nga xam ne nag moom moo di page 8 leneen loo xamante ni moom la ñu nemmeeku ca diwaan bu Médina meeting bu Benno wi nga xam ne itam jàmmaarloo la mujj rek ci aw coow lu rëy loo xamante ni am na ca diwaan bu Médina leneen lu ñu nemmeeku depuis démb ba tey ci guddi ñi nga xam ne ñoom ñoo di way taskatu xibaar yi di ci addu di rek départ ki nga xam ne moom moo di Mary Teuw Niane ci Petrosen Holding moom itam daal nañuy faram-fàcceel rek ana lan moo tax lu ñu mel ak itam li nga xam ne itam daal dina koy lankal njiit bu réew bu Sénégal le rejet de la main tendue de Mansour Faye mi nga xam ne itam moom mooy maire bu Ndar leneen itam loo xamante ni naata mënees na ko addu mu di détournement de mineur loo xamante ni itam kii mi ngi am ci tolloo ko fukki at ak juróom benn dañ koy daal di yàqale kenn koo xamante ni nag du doomu réew bu Sénégal am ci lu tolloog juróom fukki at ak ñett kii def lu ni mel di rek ki nga xam ne moom moo di coroom mu doy lu doy waar loo xamante ni mbiru saay-saay ak yeneen yu ni mel la ñu ci rek def acca ñu jàll ci beneen Cheikh. ñu jàll ci beneen enquête mu di enquête itam la mu xëyee bokk na ci lépp lu ñeel élection législative ñu dëkkmal soxna itam mu mel ni dañ leen bàyyi ginnaaw ñu xëy fësal nataalu ki nga xam ne moom moo di Aminata Touré ci yële jamono itam muy amal campagne ci réew bu Sénégal lépp lu soxla itam biennale bu Dakar artistes yi di sàkku rek ki nga xam ne moom moo di secrétaire général wi mu daal di leen di abal ñàkkul ne la nga xam ne itam moom lañ ko doon doyee matewu ko benn yoon naata aar Sénégal ca diwaan bu Mbour yenn ci ay argument yoo xamante ni moom Thierno Alassane Sall itam daal dina koy yëkkati kile aw ndondoom la rek daal di sàcc mu ñeel waajuram bu jigéen ginnaaw bu mu génnee àddina or yi nga xam ne moom la fi bàyyi ci la moom lay sàcc di jaay yi mu doon lu doy waar loo xamante ni itam enquête daal di ci xëy. aywa ñu dem utali beneen ak yéen kaay ay ca voilà donc le quotidien la ñuy xëyal mouvement d'humeur ci CNO xam nga ne grève yi nga xam ne itam ñu daal di koy décréter ci diiru ko ñaari fan wax nañu itam ñetti syndicats yi nga xam ne itam am nañ ab taxawaay ci wàllu wi direction bi itam dalal xelu askan wi ci lépp lu ñeel wàllu distribution bi ñu ngi koy amal ci anam bu mucc ayib ñi nga xam ne itam ñenn ci ñoom war nañoo xëy ñi ngay dalal ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di clients yi démb ak léegi fa nga xam ne moom moo ca seen lépp lu soxal itam campagne électorale bi dikkaat na ci bu baax a baax ca diwaan bu Géejawaay Sonaata ñu wutale beneen ab yéenekaay le soleil national la ñu koy rek daal di toftal lépp lu soxal itam impact bi nga xam ne maanaam njeexital mu ñeel inondation yi maanaam mbënd mi yenn ci ay njeexital yoo xamante ni daal dina koy def yenn ci liggéey yi nga xam ne gouvernement bu Sénégal itam daal dina koy door ci mbeddi Ndakaar wi naam njeexital yoo xamante ni amal
na ko si nga xam ne itam moom moo di explication maanaam leeral yoo xamante ni nag Ababacar Mbaye di directeur général bu office national de l'assainissement du Sénégal mi ngi koy indi ci wàll wi ak itam yenn ci ay moyens yoo xamante ni teg nañu ko ngir rek daal di njuy li nga xam ne moom moo di mbënd mi nga xam ne itam sonal na askan wi lool ci le jamono lu soxal itam récital bu Coran wi nga xam ne nag xalif général kullu murit moom Serigne Mountakha Bachir moom moo ko daal di sàkku ci askan wi lépp lu ñeel itam jàmm daal di des fi ci réew bu Sénégal ba ci sax taw bi foog naa ne ci ay bés bi ñu nekk nag taw na bu baax naata ay digle la woon yoo xamante ni xalif général kullu murit sàkku woon na ko ci askan wi. Libération Cheikh ginnaaw Le Soleil. Libération dikkaat ba tey ci lu ëpp ñeenti milliards yi nga xam ne itam dekese nañu ko mu soxal aw terrain fa nga xam ne itam moom moo di ca diwaan bu Bambilor te jotuñu benn yoon li nga xam ne nag moom mooy firndeel ne am nañ yooyu les terrain mu mel ni itam lépp lu soxal SICAP amaana mënees naa bañ a neex ci moom ginnaaw plainte wi nga xam ne amal nañu ko ca pénal BRM nag daal di assigné li nga xam ne moom moo di SICAP ci kanamu juge des référés depuis fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet wi nga xam ne itam moom la ñu passé daañu faram-fàccee li nga xam ne moom moo di ñaareelu ponk wi ci li nga xam ne moom moo di ñaareelu pàcc wi mënees naa dem itam ci lépp lu ñeel langue politique bi moom Aminata Touré tête de liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar damu jàpp mu di opposition bi maanaam ñi féete ci kujje gi ñoom ñooy jëmmal lépp lu ñeel borom ñaari tur yi fii ci réew bu Sénégal beneen ab jéye boo xamante nii nag am na ca diwaan bu Kunun moom Mamadou Samb lay wuyoo nga xam ne itam ginnaaw pompe yi nga xam ne doon na ko jëfandikoo ngir rawale li nga xam ne moom moo di ndox mi lu ni mel itam moom moo rek tax mu daal di génn àddina bokk na itam ci njeexital yi nga xam ne nag ndox mi daal dina koy am fii ci réew bu Sénégal. La tribune lu mu xëyee moom. tribune xëy fësal itam Mary Teuw Niane teg ci ndombal tànk yi nga xam ne nag amal na ko ci en tant que PCA bu Petrosen Holding ginnaaw itam ginnaaw bi nga xam ne war na ko ginnaaw président de la République du Sénégal moom Macky Sall keneen koo xamante ni génnoon na addu mu di Alioune Ndoye di wax rek ne Bougane Gueye Dany warul wàcc benn yoon ci li nga xam ne moom moo di terrain bi ndax itam bokkul ci ñi nga xam ne nag samp nañ seen ay ndënd nga teew fa nga xam ne moom moo di ca pencum ndaw réew ma moom Bougane Gueye Dany itam daal na koy tontu mu mel ni lépp lu ñeel troisième mandat bu njiit bu réew mi loolee nag lay dabu ngir rek Macky Sall bañee jàll ci ligne bu ni mel tax na itam jokkoo woo xamante ni mi ngi koy amal ak askan wu Sénégal naata ñu wutali beneen ab yéenekaay waaye laataa loolu itam lenn ci ay assemblée nationale maanaam ci pencum ndaw réew ma daal nañuy addu ci lépp lu ñeel question yu soxal yenn ci ay député yoo xamante ni bëggees na faa teew. ndax am nañu njariñ am déet Walf Quotidien. exactement wala ndax mat nañ lañ leen di doyee Walf Quotidien dikkaat ba tey ci lépp lu soxal campagne électorale wi le silence wi nga xam ne itam ñenn ci ay défenseurs yu président Macky Sall daal dina koy am maanaam tekkaaral woo xamante ni jot nañu ko nemmeeku ci ñenn ñi mu soxal itam langue ko politique bi Walf Quotidien xëy fësal lu ni mel lépp lu ñeel itam aw débat boo xamante ni nag Abdoul Mbaye tas maanaam Thierno Alassane Sall ak itam lépp lu soxal tekki extra la ko rek daal di yéenekaay bi xëy fësal lépp lu ñeel itam Mimi Touré jamono yi nga xam ne nag mu ngi koy amal mu soxal campagne électorale bi ñu wutali beneen ab yéenekaay les échos xëy fësal lépp lu soxal itam génnuk àddina ki nga xam ne moom moo di Idrissa Goudiaby boobaak léegi taxaw seetlu saytu woo xamante ni muy firndeel ana lan moo ko yóbbu àllaaxira ñu ngi koy def boobaak léegi waaye mel ni nag njaboot gi d'accord gu ñu benn yoon ndax li ñu njort ne moom moo rey Idrissa Goudiaby rey ko benn yoon tax na itam ki nga xam ne moom moo koy layool lupp benn yoon procureur de la République yenn ci ay kaddu yoo xamante ni nag daal dina koy yëkkati mu mel ni nag ay kaddu yu waroo la moo am ci seen diggante ci autopsie bi nga xam ne amoon nañu ko ak itam li njaboot gi bëgg keneen koo xamante ni gis ñu ko fenn taxawul fenn ci langue politique bi Omar Sy lay wuyoo muy tête de liste bu Yewwi moom itam daal nay addu di xam ne rek ne ci yile jamono mi ngay amal campagne bu baax a baax ca diwaan bu Linguère ak la ko wër leneen itam loo xamante ni nag ak càkkuteefam la
ci langue politique bi xamal na ne mi ngi koy matal bu baax a baax xëy na askan wee ko gisul wala boog daal li muy def amaana doyu leen benn yoon ñu wutali beneen. bés bi le jour lu mu xëyee tey moom. bés bi le jour xëy fësal itam mbirum Mary Teuw Niane mu mel ni itam journaux yi daal nañ ci taxaw bu baax a baax lépp lu ñeel législative yi nag lu soxal quotidien électoral bi mu mel ni nag mënees naa dem ba ci lu tolloog 70 000 voix lu ni mel bés bi le jour moom moo ko rek daal di xëy fësal lépp lu ñeel saison 2 honoré aux États-Unis Baaba Maal ci li nga xam ne nag moom moo di Black Panther xam nga lu ni mel itam jur na coow lu rëy ci réew mi wala bokk àdduna wërngal këpp ñëpp itam daal di bëgg lu ni mel ci participation boo xamante ni moom njiit bu daan dañal la ñol daal dina koy amal. L'As quotidien moom. L'As la mu xëyee bokk na ci lu ñeel campagne électorale mu mel ni nag ci la jamono nekk nañ ci li nga xam ne nag moom moo di daj dëpp gi ndax itam mënees nañoo wàññi jour yi nga xam ne moom moo des ngir rek askan wi daal di dem fa nga xam ne moom moo di ca mbañ gàcce gi wooteel ka nga xam ne moom moo leen soob wala boog ka ñu bëgg mu daal di leen teewal ca pencum ndaw réew ma inondation yi ca diwaan bu Kër Massar askan wi itam la ñu sàkku mu di bépp liggéey boo xamante ni gouvernement bi door na ko ñu daal di koy jeexal bu ko defee itam lépp lu ñeel yoon yi du tagga témbe ndox mi itam du fa desati benn yoon naata. Vox Populi moom ba tey ci politique bi. ci politique bi moom Ousmane Sonko kàddu yu mu yëkkati daal di koy rek jagleel ñi féete ci kujje gi la mu xamle mu di du ci dellu ginnaaw benn yoon ndax itam fu wóor la ko teg ba tax mu daal di yëkkati yooyu le kàddu mu ñeel ñi nga xam ne itam ñoom ñoo féete ci kujje gi ba noppi itam di jàppal tànk président de la République du Sénégal ca diwaan bu Kunun itam kilee nag moom dafa daal di ñàkk bakkanam moom waajur wile ginnaaw ba mu doon jéem a rawale li nga xam ne nag moom moo di ndox mi meeting ca Benno Bokk Yaakaar ca diwaan bu Ngeexoox Mimi Touré itam daal nay addu ci lépp lu ñeel jàmbaar yi nga xam ne itam ñoom ñoo nekk ca wowle diwaan ñu xëy fësal nataalam mu àndu microm di waxtaan ak askan wi daal da leen di tiim leneen lam leen di toftal bokk na ci rek buñ leen fale la ñuy taxawalee ca pencum ndaw réew ma askan wi. pencum ndaw réew moomu la ak le témoin. bokk na ci témoin loo xamante ni nag moom la xëyee mu ñeel 13e législature bi xam nga ne ci 14e la ñu jëm mu mel ni itam yenn ci scandale yoo xamante ni jot nañ ko nemmeeku ci assemblée nationale bokk na ci mbirum faux billets yi nga xam ne itam amoon na fa mbirum passeport diplomatique ak itam mbiccoo mbaaloo wi nga xam ne itam moom la ñu fa nemmeeku askan wi itam bokk ci ñi nga xam ne ñu ngi koy naqar bu baax a baax lépp lu ñeel wàllu viol kenn koo xamante ni ñu ngi ko ciy tudd boobu ak léegi ak itam yenn ci ay député yoo xamante ni njort nañ ne ci ay scandale képp dong la ñu nekk woon ci assemblée nationale mu ñeel 13e législature bi soxna naata. ñu dem ci Sud Quotidien. Sud Quotidien bokk ci ku muy fàttaliku ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet atum 2020 ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet atum 2022 ñaari at yoo xamante ni moom Babacar Touré am na ko ci biir suuf mu nekkoon itam suñu doyen ci li nga xam ne moom moo di métier mi ñuy ñaan suñu borom daal di koy àtte ci yërmandeem ñenn ci ñoo xamante ni amaana jotoon naa siq ak ñoom li nga xam ne itam moom moo di métier bi daal dañu yëkkati ay kàddu daal di koy toftal ci jëmm ji nga xam ne itam moom moo fi dëddoo wax itam ci li nga xam ne moom la nekkee woon ci àddina mu di aw mbaax. ñu dem ci tàggat yaram ak record. tàggat yaram daal di xëy fësal ki nga xam ne moom moo di sélectionneur bu équipe nationale bu football Alioune Cissé lépp lu ñeel itam payooram laalam ñàkk laal yu nga xam ne mi ngi koy amal ci yële jamono Bayern ki mu ganale bokk na ci Sadio Mané ci yële jamono itam ëlëm na leen yéem leen lool ndax itam taxawaayam ak itam jàmbaaram bi nga xam ne jot na ko fësal donte mu ngi ko doon def ca Liverpool rawatina réew bu Sénégal wi nga xam ne itam fi la fekk baax moom Sadio Mané mbaaxam mu ngay wëy di jaaxal bu baax a baax ña nga xam ne ñoom la séqal ci yële jamono. ba tey Sadio ci stade. ba tey Sadio Mané ci stade mu ñeel Bayern lépp lu ñeel itam aw njàmbaaram mi ngi koy xëy fësal nataalam mu mel ni ku àddu jëmale ca kaw naata leneen lu ñeel itam li nga xam ne nag moom moo di Gana Gueye ak itam Diallo mu soxal seen ak li nga xam ne moom moo di taxawaay exactement ci Paris Saint-Germain mu mel ni itam lépp lu ñeel wàllu d'indésirable ak itam désirable la ko rek daal di xëy fësal mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page 6 bu stade xët wu njëkk wu yéenekaay wile ginnaaw itam sunu lamb la ñu koy jeexalee moom Khadim Ndiaye di àddu ci lépp lu ñeel
li nga xam ne nag moom moo di combat bi juróom-ñaari fan ci weeru août yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal diggante Gris Bordeaux ak itam Balla Gaye 2 xam nga ne jot nañoo xas-xasloo comme ni ko Malick di waxee mu di face to face yeneen i kàddu yoo xamante ni itam ku ci nekk ci ñoom yaa ngi koy yëkkati ngir diir li nga xam ne moom moo di sa morom wan ko itam ak sa jàmbaar seen ak digg moom Xaadim moom moo ci nekk indi xam-xamam wala bokk njàngatam ci ñi nga xam ne itam ñoom ñoo war a léewtoo juróom-ñetti fan wala juróom-ñaari fan ci weeru août bi nga xam ne moom la ñu dëgmal mu ñeel pàcc wu njëkk wu yéenekaay yu ñàkkul ne soxla nga beneen ab yéenekaay ñu indi ko ngeen faram fàccee. waaw Cheikh daanaka yu bëri ci lañ xëy tey muy professeur Mary Teuw Niane foo ko gisee rek mën ngaa taxaw Chérif démb ci mi-journée bi voilà boo ci indi rek démb ci mi-journée bi lañ toog Chérif gis ni Mary Teuw Niane dafa démissionné ci conseil d'administration bu Petrosen mu am sax benn yëglekaay bu xëy taxaw ne effectivement moom dafa bàyyee ko benn bokk yaakaar ndax loolu c'est officiel ba fii ñuy wax nii ndax dafa joxe consigne moom ak ñamu àndal ñu dem rejoindre coalition opposition bi di Yewwi Wallu. waaw moom porte de sortie bi def naa mu waneel na ko boppam moom professeur Mary Teuw Niane te warul nekk mbetteel ci ñi nga xamante ni quand même ñi ngi koy suivre depuis un certain temps notamment bi nga xamante ni jóge na ci ministère de l'enseignement supérieur bi ak au sein de Saint-Louis même ak Marit ki nga xamante ne mooy Mansour Faye di beau frère président Macky Sall am na ay jafe-jafe yoo xamante ne amoon na fi déjà gis nga ko élection locale yi ñu génn moom dafa créé woon liste boppam doon xëccoo maire bi comme ni ko Mansour Faye bëggee woon te bi ñu waxee sax à l'époque gis nga ko nee na mënul nangu maanaam ab autorité nekk ca Ndakaaru di tànn ñu tànnal ndal seen maire boobu mi parle du président Macky Sall bi nga xamante ni gis nga ko yu ci bëri mi ngi doon impliqué wu ci choix wu ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy maire yi et puis moom moo taxoon gis nga ko mu am base am fële ca Dakar Bango doon xëccoo ak Aba Mbaye mi nga xamante ni comme il est très proche quand même de Yewwi Askan Wi fële nga xamante ni moom mooy Saint-Louis malheureusement donc il n'a pas été maire affaire mandat bi tam gis nga ko troisième mandat bu président Macky Sall am na passe daal mu amoon gis nga ko moom ak ki nga xamante ni moom mooy Ismaïla Madior Fall y a même pas 2 semaines dafa jàpp ne ñi nga xamante ne ay laudateurs lan ñi fi nekk di tagg naan Macky Sall dafa war a nekk waxu mandat wala ci wax jàpp na ne ñooñu bëggul Sénégal wala ñu ne mel donc moom mu am ci position boo xamante ni on se demande comment kon la mën a continuer di cheminer ak ñi nga xamante ne bokkuñ gis-gis ci wàllu politique mooy ci question mandat bi ci question li nga xamante ni mooy gouvernance yi continuer woon na nag nekk PCA fa la nga xamante ni quand même mooy ca Petrosen moom moo tax xam naa mu tekki ndomba tànk boobu et puis il est clair que dootul mën a desati fa la nga xamante quand même moom mooy Benno Bokk Yaakaar ndax jàpp na ni moom courage bi mu am ak idée yi mu am méngootut gars yi ak fi nga xamante ni fa lañ jëm te boo xoolee démission bi fi mu ko defee aussi c'est stratégique à quelques heures quand même de l'arrivée de la délégation de Yewwi Askan Wi à Saint-Louis et il se dit même que Saint-Louis boo xoolee quand même ci foule yi en tout cas démb ñoom d'après waa Yewwi Askan Wi ils ont battu le record ci wàllu mobilisation bi nga xamante ni fa la Ousmane Sonko nekkoon ñoom Barthélémy Dias ak yeneen léegi ay Déthié Fall ak ñi nga xamante ñoom fa nekkoon di prêter main forte à Aba Mbaye mi nga xamante ne moom mooy seen tête de liste au niveau du département de Saint-Louis donc ce qui veut dire que donc il y aura une autre bataille au sein de Saint-Louis bi nga xamante ni nekkoon na fi moom dafa jàpp ne daal en tout cas le beau frère président Macky Sall bi nga xamante ne mooy Mansour Faye déjà taxawaayam ak ni ko goro bi jàppale mooy comme ni daloon ci Cheikh Bamba Dièye rek à l'époque nan nangu woon mairie bi daal di pousser ki nga xamante ne mooy Cheikh Bamba Dièye à la sortie donc professeur Mary Teuw Niane ci logique boobu la nekk il est évident que donc moo gars yi moom dañuy taxali ko ay bagages. Alaaji Malick mu mel ni bettul kenn Chérif junj na ko sànq muy sorti yi ñu gis muy def fan yi yëpp ci ay position yu waroo ak fi mu bokk di coalition Benno Bokk Yaakaar. waaw xam nga professeur Mary Teuw Niane dafa nekk ku nga xam ni nitu principe la et en plus démarche bu muy def toujours dafay nekk en cohérence ak moom gëm-gëmam jamono yi ku nekk gis na ne nekkul en odeur de sainteté avec le parti au pouvoir nekkul en odeur de sainteté avec le président de la République donc ci wàllu démission bi d'abord pour convenance personnelle la wax donc ça veut dire que du ni que ci Petrosen dafa am jafe-jafe du ni que ci liggéey bi nga xam ne moom lañ ko dénkoon ci Petrosen dañ ko ci fakastal wala lu ni mel jàpp na ni président de la République wóolu na ko mi ngi ko ciy gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Petrosen également jàppale nañ ko ci redressement bi nga xam ne moom lañ ko santoon ak orientation yu ñu ko joxoon kon du benn jafe-jafe bu nga xam ne am na ko ci wàllu liggéeyam convenance personnelle mooy ci sama coobarey bopp man maa tekki suma ndombay tànk ci liñ ma dénkoon mu tekki ko ci jamono ju nga xam ne aussi dafa tombé ak campagne bi di waaje nekk ci dernière ligne droite ñu bëri gis ni ay farandoom dañoo jege
ki nga xam ne mooy Abba Mbaye bu Yewwi Askan Wi ñoom la ñu gën a gis ñuy afficher en tout cas seen ay accointances mais aussi mu nekk nga xam ne ci wàllu xel ci wàllu idée ay gis-gisam dëppoowul ak gis-gisu ñi nga xam ne ñooy la mouvance présidentielle et à chaque fois il le réaffirme. Chérif mi ngi ko doon wax léegi sur le plan intellectuel dafa amener le professeur Ismaïla Madior Fall à un débat d'idées sur la constitution ba vaar ko teg vaar bi mu ne moom xalaatam mooy ñi nga xam ne mooy étudiants yi ñuy jàngal ñoom ban gis-gis la ñuy am ci ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di jàngal bu fekkee ni lañ leen jàngal ci constitution bi ak seeni jëf dëppoowul. Donc loolu yëpp dafay wane ni en tout cas c'est quelqu'un qui est resté fidèle à ses principes et à sa démarche et on ne peut pas mënoo nekk ci position bu nga xam ne dëppoowul ak gis-gisu ñi nga àndal ci wàllu politique te ñu dénk la ay ndombay tànk nga continuer di takk ndombay tànk yooyu. Kon li ñuy wax ni moom dafa jege Yewwi Askan Wi loolu mi ngi gën a dëggu par rapport à ses prises de position et de décision. C'est ça, c'est pour être à l'aise Marcel ngir bu loolu naree am lii gën a yomb et puis bés bu demee ba fekk ji Yewwi Askan Wi quand même ce sera un allié de taille parce que professeur Mary Teuw Niane ce n'est pas n'importe qui. Et ce n'est pas n'importe qui soxna Naata malheureusement fii Sénégal ci wàllu politique dañu dem ba jàpp li nga xamante ne logique lañ ko mën a tuddee. boo nekkee fenn ngeen far ngay waxante dëgg du ñuy bëgg di dégg dëgg yooyu noonu malheureusement en politique alors que ay nit bu ñuy ànd dañuy war di waxante dëgg. Donc je pense que professeur Mary Teuw Niane ci wàllu boobu la doon exercer. Je pense que tey c'est dommage que ñu yegg fii normalement koo xamante ne même ci pouvoir la bokk war na mën a critiquer ce pouvoir là et puis sans pour autant que coow bañ a jib. Donc comme ni ko Chérif fàttali c'est que lors des dernières élections locales jotoon na fi créer liste boppam. Donc déjà les signaux se faisaient apercevoir et puis mu di benn nit bi nga xamante ne dafa dëggu il ne mâche pas ses mots quel que soit donc comme ni ma ko waxee le camp où il se trouve. Donc il s'était même prononcé tout dernièrement sur la mort de François Mancabou tamit doon fàttali ne que c'était un mort de trop donc mu di li nga xamante ne c'est autant de faits yi nga xamante ne dafa conduire à cette décision là. Donc étant donné qu'on a vu des cas comme ça ñoo xamante ne par exemple Maître Moussa Diop quand il se prononce sur la question du troisième mandat duñu xaar dañ lay génne fi nga nekk. Donc il a pris ses responsabilités, il a pris les devants. Maintenant reste à savoir ban camp politique lay dem. Donc bu ñu sukkandikoo ci bés bi le jour c'est déjà acté. En tout cas il appelle à voter Yewwi Askan Wi comme ni ma ko waxee c'est un petit peu la suite logique malheureusement selon le paysage politique dans lequel on se trouve. boo jógee ci pouvoir yi di mel am donc opposition ngay mujjee ter. L'actualité politique dinañ ci waxaat ci kanam incha allah ci ñaareelu pàcc bi ak suñu gan Fatou Blondin Diop nekk ci coalition Yewwi Askan Wi moom mooy coordonnatrice bi sax ca département bu Mbour. Ba tey itam ci ñaareelu pàcc bi dinañ waxtaanee fan yi li ngeen nemmeeku ay journaux lu ci mel ni l'Observateur wala le Quotidien ak le Soleil yoo xam ne dañuy jël seen xët wu njëkk wi di ko soppi lan moo ci gis-gisu expert des médias bi di Omar Seck Ndiaye ci kanam lay doon incha allah dafa mel ni tam mi ngi taw ba tey Oumy Samb bu ñëwee toog dinañu wax ndax taw bi day wéy tey ak suba léegi dañuy sóobu ci un jour au Sénégal un jour dans le monde.